mais gars yi avant may commencer di wax ci jotaay bi damay laaj benn question rek bu ndaw pour ñu toog ci salle bi gars yi de yéen a tàng wala man maa tàng ah buur wala gars yi caméra yi ni ñu jàkkaarloo ak man nii moo tax ma tàng alors bon avant tout maa ngi remercier tey ñi fi teew ñëpp di remercier aussi tey jii ñi nga xamante ni ñoom ñoo organiser événement bi am nañ tuuti retard ci tàmbale bi dañ leen ci jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax tey nag dañ fi ñëw pour traiter benn sujet bu sérieux parce que une décision sérieuse doit se prendre le 31 octobre dans quelques jours ñu génnoon nag ci at yi ñu génn da ngay taxaw ni ci digg grand yow sa loxo bi kese lañ soxla boo day baax ñoom image c'est ça. saa est-ce que tàngoor bi jàpp ko moom itam at bii ñu génn waaye dégloo waaye itam ngir yàlla déglu leen at bii ñu génn yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni je suis le seul candidat déclaré dégg naa ci après yeneen candidature ya nga xamante ni ñëw na ci ñu bëggoon def ay précision de taille parce que tout bonnement dégg nañ nit ñu bari ne lu dul élection amuñu droit nekk ci candidat yaakaar naa ni dañoo comprendre exactement enjeu yi nga xamante ni tey moo ëmb làmb ji ndax monsieur le ministre Matar Ba moom moo waxoon en 2018 ne Alioune Sarr na travailler si nu ñu mën a demee 2020 fédération ba mu koy waxloo mag ko monde làmb ñoo ko waxloo mu jël engagement ñu bind ko ci cahier de charge jox leen ko su ñu demee nag ba mandat 2 ans bi ñu waxoon ne moo ngi waaj a jeex ñuy bëgg a dem ci ay renouvellement ñu xëy suba teel gis un Kéba Kanté ne il est candidat yaakaar naa ni suñ ci defee ay intervention yu bëri ci weer yi mujj yi jaadu na tey bi ministre bi génnee démb ci guddi ne état mooy fal jaadu na ñun itam ñu génnaat waxaat encore une fois ne man je suis candidat li ma bëgg nag mooy crise bi làmb ji di jaar tout récemment ñu gis 3 phases yi CNG jaar muy la phase des services la phase des privilèges et la phase des abus bi nga xamante ni moom nañ mujjee tey avec nos frères yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir salle bi muy les arbitres ñu bëgg ñaan tey président de la république ne ko monde làmb ségam garage yi nga xamante ni chauffeur yi fay nekk motuñu 50 personnes dañuy dajaloo foote fal président làmb ji nga xamante ni bi ñu mujjee wax ñoom presque 4000 licenciés nañ wax te amateur ñëwul manager ñëwul kon dañuy ñaan ñu organiser ñu des élections pour ñu mën a fal un président par la démocratie ñu jógewaat ci loolu aussi di interpeller l'État di ko wax ni làmb yamut ci bëre dóor làmb dafa am lutte simple
am lutte olympique su ñu jàppee ne tey lutte simple balaa ngay mën a bëre da ngay joxe 1000 francs te pourtant su saison bi di ibbi da ngay ñëw jënd sa licence à 5000 francs ñu jógeeti noonu soo cotisé ba pare soo daanoo dem ñibbi te doo fa jëlee dara ñuy wax encore une fois comité bi fi nekk wala biy ñëw nañ jàppale les jeunes lutteurs ñu teggil leen loolu. ñu ñëw ci wàllu lutte olympique démb maa ngi suivre le ministre des sports moo ngi leeral ne docteur Alioune Sarr li tax ñu teg ko fi moo ngi koy def loolu gis-gisam la c'est son avis parmi tant d'autres ndax man je pense ni lutte olympique kenn mësuta dégg biir Sénégal ci jamono ji ñu toll ñu ne ñoo ngi organiser ay compétition en lutte olympique te développer la lutte sur toutes ses formes la ñu wax ci cahier de charge CNG ñuy waxaat encore ci sama candidature di wax ni li ma def c'est légal li ma def c'est une candidature proactive am naa droit tey muy CNG muy fa nga xamante ni poste nomination la wala emploi bu ñuy joxe am naa droit nekk fa candidat loolu tey ñoom suñu demee ci ay texte dinañ ko gis loolu la ñuy wooye une candidature proactive li ci tasaat mooy damay confirmer waat samay diir di ko leeralaat encore ci kanamu nit ñi je suis candidat à la succession de Alioune Sarr ñiy wax naan ministre Matar Ba Kéba daf ko bañ a seeti bañu ma koo seeti moom moo jiite sport muy football muy làmb muy judo ak lu mu mën ci doon action wu jug dem bañuñu ko mais dafa am ci lu muy jaar ndax ku yilif moom mooy xool tey li nga xamante ni mooy yoon mu di ko teg di ko wax nit ñi ndax démb suivre naa ko mu ne lépp lu xew ci làmb xam na ko su gisee nag ay nit ya nga xamante ni ñoo ngi intervenir ci làmb di ci wax am sañ-sañu taxaw def une candidature war na leen a mën a woo parce que ma candidature elle est spontanée voici le terme su waxtaanoon ak cellule de communication am dinañ ne ko Kéba lii mu def ci yoon la ko teg parce que candidature spontanée lu existe la su boobaa su ma woowee en tant que ministre pour ma ñëw wax ak moom ci wàllu làmb dinaa ko wuyu mais encore une fois ma bamtuwaat samay wax yi ma doon wax CNG du lu may négocier du lu may waxtaane parce que wutuma ministre bi mu kontaan wutuma promoteur bi mu kontaan li ma bëgg mooy làmb kontaan moo tax nag du ñu wax a wax ba ñëw fii ba démocratie am ci làmb ji nañ ma ko sante ndax avant man kan moo fi taxawoon di ne mën parle de 20 athlètes 10 combats donc jàpp war nañoo mën a trouver ñoom solution ba nga xam ne boo jël réew mi su ñëwee di cotiser pour bëri ñoom di xool pour ñu tuddee inspiré ñu koy joxee dara pour mu def biir poche ndax amul benn lutteur avec frappe bu ñëwee jógee këram di dem biir stade te xamul ne reliquat moo ci biir CNG kon nañ jéem a tolloolee athlètes yi nan nañ leen di récompenser ñu waxaat encore une fois équipe nationale bi nekk Sénégal di génn di représenter le Sénégal nañ leen mettre dans de très bonnes conditions loolu ministre des sports laa ko wax parce que tey moom fu muy taxawee di défendre budget pour football di défendre budget pour leneen war na mën a défendre budget wu suñu sport national bi nga xamante ni jéggaane wuñu ko fenn loolu kenn du ko tere te yaakaar naa ni sénégalais yi ko ci mere ñu terminer aussi tey ci problème mu arène nationale c'est bien beau niñ ko defaree rafet na don la du don loolu du sama domaine mais li ma ci amal solo mooy sécurité arène nationale nañ ko renforcer parce que su fekkee ne dañu ne dañ ko defar spécialement pour mbër yi mën faa bëre
normalement am na yenn sanction yi nga xamante ni ñoo ko doon utiliser Demba Diop war nañ koo suspendre biir arène nationale. le pourquoi bouteille 10 litres yi ñu doon wax wala indi fourneau wala indi leneen lan moo taxoon ñu koy tere parce que foofu gazon synthétique la woon mais arène nationale nañ ko defaree su fanaane woon taw ba suba sax ndox mi dem asamalaat ñu indi bouteille 10 litres kon foofu jàpp naa ni waratuñ faa dagg kenn bouteille 10 litres. ñu jël en compte aussi fi mu nekkee ndax du mbër yëpp a dëkk Pikine du mbër yëpp dëkk Géejawaay am na ñuy jóge Fass am na ñuy jóge Colobane am na ñuy jóge yeneen gox convocation yi ñu leen di jox aussi nañ sóoraale jël en compte ne war nañoo mën a tardé parce que ñoom moom seen bés waaye moomuñu embouteillage yi moomuñu sénégalais yi doxi seen yitte mais nga tardé 1 minute ñu dagg la 10 000 francs nga tardé waat 2 ñu daggaat 10 000 ba à la fin mën ngaa tardé boo soo ñibbee CNG yow yaa koy amee xaalis pour sa beneen combat yooyu aussi bëgg naa président bi ñëw mu bàyyiwaat ci xelam. may terminer encore ci problème mu entraîneur yi ndax CNG tey maa ngi gis sama xarit Matar Ndiaye manager moo ngi fi mais CNG li mu def ba protéger tey les managers. na def noonu ba protéger les entraîneurs ndax tey ñoom ñooy suivre gosses yi di leen entraîner di ànd ak ñoom di yeewu 5 heures du matin te koo ci gis su entraîner ba pare moo ngi ñaan passe bu mu ñibbee CNG na leen protéger 10% yooyu di jëm si ñoom managers yi ñoom Matar Ndiaye nañ ci jéem a xool nuñ koy jëlee 5% di ko jox entraîneurs yi ñu protéger leen nii ñu protéger managers yi ñu protéger leen nii ñu protéger promoteurs yi. ñu protéger leen aussi nii ñu protéger mbër mi nga xamante ni dugg na ci biir géew encore une fois lamb suñu bëggee mu développer dafa laaj toog waxtaan du ay xiiroo du ay ŋaayoo du ay président Alioune Sarr du ay njàmbe du ay keneen problème structure bu jiitee lamb la démocratie fu mu amul jàmm du fa am. jaay doole bi ñuy jaay doole mbër yi soo gisee tey ma interdire mbër yëpp ne bu kenn ñëw ci point de presse bi parce que xam naa ne bu ñu fi séen su fekkee ne ñoom ñoo fi toogaat soit ñu woo la menacé la wala ñu adressé la lettre wala nga ñëw ci làmb ñu sanctionné la loolu doxalul sport il faut que ça arrête président Alioune Sarr nekk na fi def na fi 26 ans yi doxal na nu mu ko neexee. nañ jël affaire yi ñu teg ko ñu waxtaane ko trouver consensus man bañu ma tey ñu woo président école de lutte woo association yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ŋànk làmb ji ne leen président Alioune Sarr ségam day dem parce que loolu wóorul ndax suñ ko reconduire aussi état moo ko fi teg lu dul xëyaat suba teel sañ sa dem seetaani làmb mënuñu si leneen wala taxaw di wax suñ koy reconduire ñu reconduire ko avec des conditions mu ñëw installer démocratie ci biir làmb xam ne sanction du jàpp nit ki rek dagg xaalisam xam ne sanction du arbitre yi dañoo dem grève rek dañ leen di radier ñu ànd ak yow à peu près 20 ans yaakaar naa ni ministre bi su ne moom mënu see intervenir waroon naa xam loolu premier jour bi ba bañ leen a woo naan leen bu leen dem leen arbitrer parce que moom moo ko wax moom moo génn ne woote na leen waxtaan su xamee ne waxtaan bi da koy commencé te du ko eggale kay kon jarul woon muy woote ndax je pense que ni moom moo jiite waa CNG jiite wuñu ko boo si li ma yaakaar kon su problème amee si njabootam na leen woo acte dëgg ndax CNG rajo bi ñu jël rajo ko arbitre yi d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg loolu dama bëgg mu leer kii ñëw aussi mën na am sax mu nekk Alioune Sarr à la place de Alioune Sarr mën nañ ci citer ay nom mën na nekk le professeur Babacar Diouf ñoo ngi avancé turam mën na nekk ñeneen ak ñeneen mën na nekk sax buur géwél parce que buur su ma ni ma ko gisee mu may xoolee nii xam naa ni copain Alioune Sarr la mais bref man sama maam la alors ñu continuer si lancé boobu nañ rectifier le tir c'est pas encore trop tard ndax tey ay kilifa suñu jëlee décision mën nañ see dellu ginnaaw mais décision bii ñu jël mën na leen a yàqal mën naa yàq làmb
ndax nañ xam ne arbitre yi nekk fii ñooy jógee fii dem extérieur di arbitrer goos yi nekk fii bàyyi làmb bi dem extérieur di fa compétir di fa def yeneen sport xajoon na fii promoteurs yi aussi ñoo ngi leen di ñaan képp ka nga xamante ne nekkoo ci ay disposition bu dëgg làmb bul jël ay billets di ko jox xale yi nañ comprendre aussi ne mbër yi bëri dañoo am njaboot dañuy xëy suba teel di joxe dépense yor ci seen yaay. alors enfin pour terminer benn cas ba nga xamante ni dama ci wax directement su fekkee ne ñoom mënuñu ko ñu wax ñu ko ñu xool nu ñu koy def ba créer leen ko wut fu ñu fa teg mu di ko doxal muy fondation làmb jot na pour mu am fondation parce que tey nga gis mbër bu feebar ñu jël ko site yëpp ñëw wane feebaram di ko ñaanal ndimbal pour ñu faj ko ba mu xëy génn àdduna yaakaar naa ni muy ministre des sports dégg nañ lim ci def waaye le CNG kenn war ko ci woon jiitu pour éviter problème yooyu nag nañ fexe ba mettre en place une fondation ba nga xamante ni mën nañoo dem fu nekk ci biir àdduna di fa wuti ay fonds pour ëllëg ci biir genre cas de figure yooyu su amatee ñu mën a régler le problème sans pour autant que nit ñi di def ay téléthon di ñaanal nit ki wala dem ñii di yónnee ay Orange Money loolu dafa jekkul ci image wu làmb ndax su fekkee ne assurance bi nga xamante ni dañ koy dagg ci seen licence en même temps combat bu ñu am dañuy dagg assurance xaalis boobu du ma leen laaj fu mu jëm ndax du moment où nee nañ ñoom ay bénévole nañ kenn fayu leen moom làmb bi ñu d'accordee waa CNG ay bénévole nañ d'accord kon aussi ñu ne xaalis bi jël nañ ko yóbbu nañ ko ministre des sports ñoom dañuy rendre compte parce que ñun fay ju leen te loolu le chef de l'État moom moo ci war a jël ay mesures su fekkee ne ñoom ni ñu ko waxee noonu la amee CNG dañ leen fee teg pour ñu liggéey kon suñ fi toogee di liggéey dañ leen war a fay ndax làmb nekkul la nga xamante ne nit ñi dañ fay ñëw di yelwaan su boobaa suñ leen daggee xaalis nit ñi dinañ mën a ñëw taxaw ne leen xaalis bi ngeen ñu dagg kenn fan la jëm su boobaa frais d'organisation yi ñu leen di jox nit ñi dinañ mën a ñëw laaj leen lan ngeen siy def maa ngi nuyu ñëpp encore une fois di jaale waa Pikine Jules Baldé Junior di jaare waa Tëngéej Papa Yade numéro 2 di jaale axlu làmb yëpp Pape Dia mi nga xamante ni mooy magu Bombardier nekkoon ku seqoon jàmm ak ñëpp di ñaan yàlla xaare leen àjjana di wax ni maa ngi jéggalu ci retard bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaw nañ posé 5 heures waaw. grand jégalu de allez-y ñu dem ci. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu yéen tontoo guma xaar rek dinaa ko tontu. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñi ma jàpp wala Irak maa ngi nuyu assistant bi teew yëpp di leen jox seen njëgu waaye ak seen waxtuwaay rawatina sama mbokk yi journaliste yi nekk sama mbokk reporter yi nekk moo xam caméraman la moo xam reporter la maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Kéba Kanté vraiment assistant bi teew yëpp di leen nuyu bu baax a baax Kéba sama question gars yi nee nañu am naa 3 questions mais gars yi dañu benn question moom nga am droit posé pour dàqante ak taal waaw Kéba dama doon laaj ginnaaw affaire bi du candidat ndax yow dem nga toog ak ministre bi sàpp nga ci moom dem toog ak moom nga dem moo xam mu wala déet beneen bi mën nga ko cee boole ñu benn question rek Kéba Kanté Fatick président Alioune Sarr Fatick Matar Ba Fatick ndax pour yéen lamb ji Fatick moo ko mën a jiite wala déet ngeen boole ko ci question bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen yàlla ko waaw Mamady i rajo bon dama lay defal benn précision rek man wuy ma man Fatick ak Louga la su dee suñuy xool fi mooy dëkk dëgg suñ ma dàqee may ñibbi Louga lay ñibbi loolu moom c'est clair leneen li ci topp mooy ministre bi sàkkuwuma
pour gisante ak moom mais su fekkee ne soxlay làmb yaakaar na ni sama xalaat doy na ko ci wala doy na ñiy jiite foofu heure bu ma ci wooyee dinaa ñëw ñu waxtaan ci wàllu làmb wasalaam. Pour la deuxième question, Abdoulaye Fam. Ouais. Anemou Abdoulaye. Abdoulaye, rapprochez-vous s'il vous plaît. Ouais, voilà. Par rapport ak candidat mais concrètement donc lan nga gis parce que xam nañ lamb surtout ak léegi yow lan ngay def concret stratégique boo xamante ne boo ko déggoo gars yi mën a comprendre que kii dafa ñëw ñu sauver la. waaw merci. Abdoulaye Famanta. Alors, donc, du question que ni dama ñëw déposer candidature. Man j'ai un programme. Su fekkee ne suivre nga débat yi ma mës a def yëpp ak journalistes yi petit à petit maa ngi doon étaler sama programme. Mais ce qui se passe mooy xamuñu ba xam dañuy dem élection démb nañ leeral ne dañuy nommer. Wax naa ko ci sama interview bu mujj bi. Jour bu ñu nommé ba pare programme bi ma yor dinaa ko jël woowaat presse bi expliquer leen li tax parce que tey mën naa doon risque ci man ma étaler sama programme sans pour autant xam fan nañ jëm. Imagine toi ma xëy suba teel ñu wooñu ne voilà Kéba indi sa programme fekk ma communiquer ba pare nit dem jël ko copier ko yóbbu la même chose nu may def non monde lamb lay convaincre monde lamb lay convaincre te suñu définiree nan nañuy demee kon ko wax nañ ni léegi doo nekkatul élection dañuy nommer su soobee yàlla ak yorante bi suñ ma wooyee dinaa ko jox ministre bi suñ ma woowul su jeexee ba ñu nommé ak jàmm dinaa génn féliciter ki ñu nommé jël programme bi wax ko sénégalais yi. Voilà. Pour troisième question bi Bour Gueweul Dakar Actu s'il vous plaît. Cinq questions lañ leen cinq oui. benn rek voilà. Félicitations. D'abord pour ce courage tant attendu. Félicitations. tey dem nga tey nga ñàkk code 4 code yow njëriñ la courage. Kéba boo jàppatee discours da ngay xalaat sûrement ni Kéba dafay sentir benn diir boo xam ne gars yi ñu koy préparé pour def leen muy nga ñaareel bi dañuy wax bu ñu nomination yi doon wala élection yi su fekkee ni que nomination dafa nommé wuñ la yow boo boobaa lan mooy li ngay la seewee mooy ku ne xam ni man damay bañ a xëy na aller un peu trop vite mais est-ce que mbiru politique la ci def mbiru politique Fatick ko fii jërëjëf Bour Gueweul. waaw buur man kay naka jekk bi ma ne laa jàkk laa xam ne waajaloo ma jàmm waxi diil moom yaakaar naa ni duñ ci leeral tant que ñoom parewuñu ndax gis nañ à peu près communication bi nit ñi doon tenir bañ a tudd tur te du ma tudd tur mais am na benn monsieur X bu ñu doon jël chaque jour di ko génne dem nañ ba xam ne foofu du baax ndax monde làmb bëggul ñu reculer si ku ñu mënti nommer te associé wuñu si monde làmb toog waxtaan seeg ñoom ba ñu d'accord jàpp naa ni deal la loolu moom ma bamtuwaat ko képp ku ñu mën a nommer commençant par moi te woowuñu monde làmb ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ba ñu joxe seen feu vert muy consensus ñu soog ko nommer jàpp naa ni deal la problème politique bi ngay wax Fatick ak fii yaakaar naa ni président Alioune Sarr politique wul CNG ñi fa nekk ñëpp dégguma fa ñu fay politique ba tax ñu war a mën a xëccoog ñoom Fatick nag suñu dëkk cosaan la
lañ fa war a def ñoo ngi ko fay def su fekkee ne nag dafa am bataille politique bu jógee Fatick ñu bëgg koo yóbbu sama kaw ñoo ngi nax seen bopp ndax su fekkee ne dafa am xeex ñoom ñuy xeex seen biir man bokkuma ci xeex boobu te heure bu ñu ma ci dugalee tamitam dama leen ni du ma ñu dem ñibbi rek wasalaam. beneen question bi Baye Balla Bantamba TV Baye Balla Bantamba TV. Baye Balla s'il vous plaît. waaw Baye Balla Mboub la. Baye Balla Mboub. Bantamba TV. mbokk yi maa ngi leen di nuyu. ma nuyu leen di am mbégte ak contentement bu wax ay teew jàkkaarloo ak biir ak di nuyu nag presse bi yëpp ci liggéey bu am solo bi ñuy def ci réew mi bu nga xam ne ni instant bii ni ci Covid nañu ne mais boobu ba léegi lépp bàyyiwu ci ay jàmbaar ngeen daan leen yàlla taxaw. dégg naa leen bu baax a baax parce que sama question mooy Keba maa ngi leen nuyu di am mbégte nag jàkkaarloo ak yow tey sama question mooy Keba dégg nañ ko léegi ci sa biir waxtaan da ne ku ne xam na ni président du CNG de lutte bi état moo koy fàtt état moo koy fàtt kon donc ñoom yan raison nga am ba tax na tey nga bëgg a ñëw poser candidat loolu moo koy sama question te da nga wax léegi ci sa biir wax nga ne tey président du CNG de lutte bi état moo koy fàtt donc état moo koy fàtt kon yan raison moo tax tey nga bëgg a ñëw poser candidat. waaw xam nga loolu sànq soo déggee sama biir wax naa ko ci dafa am lu ñuy wooyee candidature spontanée nit ki soxlawul ñu koy woolu pour laaj ko ba xam mën na yor wala mënut yor candidature proactive la mooy toog ba xool xam ne fii mën naa faa dem mën naa koo jiite mu def déclaration ne c'est un candidat yaakaar naa ni sama droit la yaakaar naa ni aussi sama devoir la ndax bi coow li di jub depuis 2 ans ba léegi kenn taxawut ci monde làmb ne mën na yore CNG man nag ci monde làmb laa bokk kenn mënu ma cee dindi j'ai sauvé l'honneur tey suñ ma woow boole ma ci laaj ma ci sama xalaat te suñ ma woon sax la ma leen ameel ko ministre bi ameel ko CNG ameel ko monde làmb mooy programme ameluma leen leneen non xam nga tey ñun dañoo nekk xale ñëw di seetaan ci làmb continuer di ànd ak ay mbër nekk président école de lutte nekk ay amateur xam lan mooy coono làmb parce que du waa CNG la mbër yi dem di seeti ñun la mbër yi ñëw di seeti te seeni jafe-jafe ñun ñoo ko gën a xam te xam nañ ñoom ne ñoo ngi ci ay jafe-jafe dañuy dégg ne xaalis bi bëri na waaye ku la ci wax ne la mbër sonnut moo ngi lay nax su fekkoon ne et puis sax man li ma ci metti ñu ne làmb du métier football métier la te pourtant footballeurs yi dañuy bàyyi seen lépp dem di football di nekk ci ay club yu mag ku yàlla sédd cër ci biir làmb su la protégé war nga see mën a génn mais nag xamalan moo des politique de développement bi état bi définir pour làmb moo baaxul te loolu du problème mu waa làmb ji problème mu ñi jiite làmb ji la dama la si jox benn exemple bu ndaw Covid bi da ngaa dégg ñu woo ci monde làmb pour dimbali leen dégg nga ko yow association entraîneurs yi da ngaa mës a dégg ñu dimbali leen promoteurs yi jël seen avance jox ko mbër Covid bi ñëw ñu dimbali ñëpp tëb leen mbër yi jot seen avance dem dépenser ko préparer pour bëre Covid ñëw ñu annuler combat bi est-ce que da nga dégg ñu woo leen dimbali leen ñoom père Ibou Ndiaye ñu ko bàyyi nga xamante ni si ayca la ñuy mose dara da ngaa dégg ñu woo leen dimbali leen kon làmb dañ koo desee jox cër te yéen xam ngeen ni homme politique bu bëgg tur balaa muy def dara mooy dem wuti ku ko tudde drapeau su xasee nag ba falu
kàddu yi muy yëkkati sax di ko teg ci kaw deru mbër ñemewuñu ko fee tudd te pourtant ñoom fépp fu ñu mën a dem mbër mooy ànd ak ñoom ndax ñoom seen doole rek lañu am di ko liggéey si liggéey boobu nag ñuy liggéey ak seen doole si nañ leen woowee waaye dama bëgg suñu jógeetee ci yooyu muy campagne ak lu mu mënti doon làmb cër gi mu moom nañ leen ko jox. CNG aussi discipline bi muy bëgg mbër yi di amee nañ ko njëkkee tey ci seeni membre ma fàttaliwaat rek te bañ a tudd tur dégg naa seen benn confrère journaliste ba nga xamante ni ku nekk CNG du ko dóor yu méttee métti est-ce que mës ngeen dégg ñu convoqué ko yéen mësul am te dóor yu métti lañ ko dóoral waaw on lui a rectifié le portrait. monde làmb xam nañ ki may wax parce que xam nga mag bu ñu dóor nga taxaw di ko nettali daa baaxul mais quand même CNG foofu waroon na si jël ay mesures te pourtant mbër su dóoroon kenn ku nekk CNG wala dóor journaliste dañ koy rajee wala ñu aj ko aj bu méttee métti loolu mooy ñàkk jox cër mbër yi aussi pour ñu mën leen a jox cër foog ñu nangu di topp seen encadrement bi nga xamante ni moo nekk seen i école de lutte làmb waxi lutte avec frappe la nit ñi di wax mais problème yi nekk ci lutte simple nekk ci lutte olympique moo ëpp fuuf kon donc su ñuy wax pour jëlee ci làmb point A yóbbu ko point B yaakaar naa ni bëgg a won nit ñi ne Alioune Sarr def na fi dara kenn werantewu ko Alioune Sarr organisé na làmb waaye Alioune Sarr dagg na làmb lu bari ñun nag li ñu bëgg mooy démocratie bi am fépp ñu indi ko ci biir làmb doxal ko. am na benn question ba nga xamante ni bàyyi ba ma daanal rek am na benn question bu ma xamante ni waa Lutte TV seen live bi ñoom ñoo ko posé ñu ne Kéba c'est un homme politique suñ ko joxee làmb ji da koy politiquer mais pourtant ministre bi commandé làmb ji c'est un homme politique ñu jóge ci loolu fédération football ki koy doxal c'est un homme politique ñu génn ci loolu yëpp ki jiite réew mi c'est un homme politique ñun bi ñuy ñëw ci làmb solo ñu casquette homme politique casquette amateur di jënd billet di toog di supporter di ànd ak mbër xam li xew ci biir géew xam li xew ci buntu làmb xam li xew su mbër bëree ba pare dem di jëli reliquat ñu toog seetlu ne problème bu am du waa CNG ñooy jug dem régler ko ñun ñooy jug régler ji ko te je défie tout le monde du ñu tudd ñoom ci ay cas ya nga xamante ni intervenir nañ fa wala intervenir nañ fa mais cas bi nga xamante ni tey Sénégal yépp dañ ko ñaawlu encore une fois muy kaawu Jules Baldé Junior yàlla na ko yàlla yërëm ruu yàlla moo ko moom waaye waroon nañ see def benn geste même bi mu génnee àdduna waroon nañ dem jaale ji ko gis naa fa nag Tyson peut-être parce que Pikine la dëkk noonu laa ko joxe parce que gëwuma ni turu CNG la fa ñëwee mais su dara dul dara njabootu làmb su amee la nga xamante ni daf see okk nit njabootu làmb war nañoo jug faj ko problème yooyu nag moo bëri ba tax ñun waxuñu ne suñu joxut làmb ji dee déedéet waaye dañoo bëgg si suñuy tànn ñu woo ñi nga xamante ni ñoo seq làmb su làmb di neex ñoom la suy naqari ñoom la ñu associer leen si waxtaan ak ñoom trouver consensus fal président bu bees maa ngi remercier ñi fi ñëw ñëpp di remercier aussi di remercier aussi des na deux waa kii moom sama yaay la faaw ma bàyyi ko moom mooy Fama waaw Fama Dia
Afia FM. kii mooy la première reporter bi nga xam ne mooy jigéen dugg ci biir kaw ay département de Bamba. La dernière question. waaw ñu accordé ko jigéen au moins. aywa bisimilah. man sama question sax may wax jëmale wu ma ko ci Kéba waaye ci ñun journaliste yi man sama question ci yéen laa koy jëmale yéen ndax am ngeen confiance ci Kéba wala amu ngeen confiance ci Kéba. ñu dañoo ñëw pour laaj mais xam nga lan moo tax ma wax leen loolu man ci journaliste reporter naa rek mais ñun seen seet teguñu fenn. ñun seen seet teguñu fenn dañ leen koo wax waaw ñun seen seet teguñu fenn waaw moo tax ma ne leen ndax ñun journaliste sportif ñun am nañ yaakaar ci Kéba wala amuñu yaakaar ci Kéba man dama am yaakaar ci moom parce que Seydina Mohamed Kéba ngi lekk ma trop waaye dama am yaakaar ci moom. CEDEAO kañ la ko seen di organisé kañ CEDEAO ñun ñoo koy organisé seen bopp man damay dem ci ñoom ñun drapeau chef de l'État ana journaliste yi nu mu demee ñun dañu naan jox ko toog jox ko baal journaliste yi dañu naan jox gis ñun jamatuñu kon jeex na kenn boolewul ci kon jeex waaw drapeau chef de l'État ñun dañuy daan jox fii dëgg la wala du dëgg mais léegi ak ñi journaliste yi ci seen jëm bopp ñoom ñooy xeex waa CNG donc ñu jox gis D'abord, c'est votre question. déedéet loolu dëgg la wala du dëgg ñun ñëpp ñu ñaay ànd leen drapeau chef de l'État te nee naa leen léegi tournoi CEDEAO ku ne xam na ni CNG ñoo ko daan organisé. s'il vous plaît s'il vous plaît. non bu ñu ko tëggee nag ay at a ngi nii ñu ko tëgg ñu yaakaar ni CNG ñoo koy tëgg te CNG tëgg ko CEDEAO ci boppam ñoom ñoo koy tëgg kon léegi CNG ñoom ani xaalis bi ana xaalis bi ñuy dagg ci mbër yi ani 300000 yi ñuy dagg ci promoteur yi ah man dama dégg lii sax Kéba ni CNG ñi ngi protégé ménager CNG protégé wu ménager dama lay wax Kéba CNG buy protégé sax mbër kese moom lay protégé ndax xam nga lan lay protégé mbër ah daañ ko jox avance avant le combat bu ñu bëree lundi mardi reliquat promoteur mbër mi dem jële ko kon CNG promoteur mbër sax moom la protégé mais protégé wul kenn ci lamb dañ leen waxante dëgg Kéba nag léeg-léeg day wax ñu ne xëj na Kéba daf ko defal lii parce que Seydina Mohamed Kéba da ngay wax man damay wax rek tey waaye nag am nañ yaakaar ci moom xam nga lan moo tax man la am nañ yaakaar ci moom Kéba day ñëw làmb Kéba day ñëw làmb amateur la Kéba yoroon na fi écrit te tey am naa yaakaar ni tey Kéba tey bu ñu ko dénkee làmb ñun journaliste yi kenn ku ci am lu la neexul ci moom dangay dem ba ca moom mais CNG daf ñu ko may tey CNG waxuma la xeex mbër xeex ménage CNG tey journaliste moom micro bi ci la journaliste moom la dina xeex ci Ibou Ndiaye ñu ko bàyyi mës nga ko wax ni ko waa CNG wax leen ci ñun